bonjour amis téléspectateurs de Setsima 1 TV ñu am mbégte ak contentement di leen dalal ci suñu émission situation actuelle tey situation actuelle bi war fee waxtaanee lu am solo muy débat bi nga xamante ne ouverture lay doon ci dans tous les plans tey nag suñu premier aspect ñuy wax ci nité attitude nité di comportement boo xamante ne fi réew mi toll nit ñi dañ ko soxla mu jafe ci réew mi mu manqué ci réew mi tubaab dafa ne on ne naît pas homme mais on le devient mu ne si même si on est homme on doit s'apprendre à devenir humain donc humanisation mooy nité kan mooy def nit mu nité ñu ne nit ak lan mooy nité humanisation c'est un long processus boo xamante ni nit moo koy def nit muy lu am solo ci réew mi ndax à travers nité nit ki si ngay mën a defar sa avenir à travers nité nit ki si ngay mën a bonifier sa vie waaw te loolu lépp mi ngi tegu ci kaw nité ci nité la nit di mën a xamee nan la ñuy téye am réew waaw donc problème yi Sénégal jàll yëpp problème yi mooy grève bi amoon temps yi la ne rek mooy le chômage le manque d'emploi mooy tous ces problèmes yooyu yëpp dafa lalu ci ñàkk nité moo tax am réew soo bëggee mu jëm kanam dafa am des aspects de base yoo xamante ne moom ngay war a njëkk a privilégié commencement émission bi dama la nité nit moo koy def nit ndax soo juddoo rek mënoo juddu nité mais soo juddoo am na la raison benn cavité boo xamante ne prête à recevoir un don venant d'autrui donc di nga am possibilité mooy la raison donc léegi nag nit ki li muy dem bay nekk nit di nekk nit moo koy def nit donc kooku di ko def nit est-ce que nité la kooku su nitéwul dafay répercutoire ci nit kooku noonu moo tax léegi nii après day fej day topp nit ñi di topp nit ñi ba day xool actuellement ñu dañu am problème président par la corruption ñii di lekk xaalis réew mi ñii di jaay doole ñii di def lii ñii di def laa ñii di def lee dafay dem ba benn instant boo xamante ne à chaque fois rek ci problème boobu la le pays bi di tourné wu parce que nit ñi lañ waajalu parce que nit ñi lañ tegul fenn Sénégal dafa am benn wax boo xamante ni nit ñi dañ si yàggoon a wax depuis 2007 ba léegi ma constaté ko mooy rupture taxaw seetlu la ko olof di wax nañu xoolaat suñu toogalin nañu xoolaat suñuy doxalin corona bi ñëw taxaw looñu est-ce que profité na ci pour def seetlu man Covid-19 dama si bind benn bataaxal ma tuddee ko le Covid-19 un mal nécessaire ma ne corona bi lu baax la waaye lu bon la fi mu bonee mooy bakkan yi ci rot mooy ni mu paralyser l'économie de ce pays daf ko xaw a téye ak chômage yu jur ak ñu bëri daan liggéey tey corona bi yàqu ko mais la nécessité bi ñuy wax nag mooy lu war a am la parce que àdduna bi dafa doon dawee benn genre daw rythme bu grave boo xamante ne il fallait que nit ñi apaiser la tension il faut que nit ñi def lu ñu naan introspection mooy nga jàngataat Covid-19 daf ñu wan fi suñ doole toll par rapport aux autres Covid-19 daf ñu wan ni àdduna bi di doxee ñu gis masque yi nit ñi di tàkk ñu defar ay masque ak masque yoo xam dañuy jël ay jënd tissu comme suñu tissu yi di ko tagg téere di ko ñaar jour boobu j'étais épaté ndax ñun amuñu doole pour am masque gisatuñ ko donc li fi sës mooy suñu xelu bopp
àdduna noonu lay doxee ci ñëpp masque ki ko créé noonu la ko créé donc ci li nga am te moom ko te mu ne si sa dëkk si nii profité def ko tàggat ko ni sa dëkk la loolu mooy professionnalisme loolu mooy nit ki nga jógee A war a dem Z mais pas noonu taxaw rek taxaw société bi ñun dañoo taxaw di xaar di xaar adduna bi dafay dox il faut que ñu dox ànd ak moom xam économiquement socialement politique lépp xam lu fi nit ñi toll ñu jéem a fexe toll ci ñoom am ñu du peuple gens de bien dañ defaraat toogaay réew du nu ko neex lañ koy yore maa ngi dégg ñuy wax affaire de DER bi financement yi vous croyez que politique da ngay xëy un bon jour rek affaire yi neex la rek nga ne non xale yi ñi ngi kaas ñi ngi marché donc dañ leen di jox ay milliards ay nii naa financement mais ki xamul liggéey amul xelu liggéey amul benn formation boo xam ne def na ko kooku boo ñëwee ne da nga koy financer doo ko gay problème bi du financement problème bi maanaam fondement ba la ci suuf xale soo ko bëggee dimbali da nga koy dimbali ci suuf commencement émission yi maa ngi leen di wax nite processus boobu ma lay wax buñ ko njëkkee moom moo ñuy topp ba fii parce que affaire de financement yi nii nañ dem dinañ toogaat fii ak 10 ans 20 ans dañ ciy waxaat dañuy waxaat problème bu financement jeunes yi dañuy génnaat dañuy xeex parce que du problème boo xamante ne day résoudre nii facilement génne bon dégg nañ leen seen jooytu non il faut que ñu def ko nag à long terme jàngal xale alxuraan jàngal leen école yar leen formation booy li ñuy def ci école yi dafay yàgg jàng pendant des années après da ngay retiré ñëw taxaw di xoole à bas âge xale bi war na xool ban formation moo ko neex ay waajuram ñu spécialisé ko ci de telle sorte que balaa moo egg benn niveau kale na ci kooku bu paree ba woo kooku ne la man dama soxla benn 500000 su ko état financé dina xam fan la koy dugal mais ku xamul liggéey toog un bon jour jàngul benn formation nga ñëw ne ko dugalal say papier dinañ la aar 500000 kooku aar nga ko 500000 mais mooy 500000 yi booy jënd ko yëre yoo sol wala demal nga def ci lu la neex réew dañ koy tàggat dañ koy tàggat warul yam fii ndax am na problème yu bari yoo xamante ne boo ko banaliser après ci sa bopp yow di nga fa demaat pour continuer ko moo tax il faut que nit ñi état dimbali jeunes yi ci loolu noonu politique boo xamante ne à base lay doon pour dem à long xam nga di dem moo tax jeunes yi ku leen bëgg a dimbali te mu ñor liñ naan Abdou Diouf daf ci échec Senghor échec ci Laye Wade échec ci Macky Sall mi ngi nii problème mu jeunes yi nañ ci taxaw wax ko mu jeex booy liggéey booy ñu ngi taxawal amuñu si da ngeen am 30 ans 35 ans ba 40 ans doo jàpp ci lu dëgg il faut que nguur gi dimbali jeunes yi pare mu nekk ñu bañ a nekk des politiques superficielles xëy un beau jour rek non dañu leen defal yenn DER bi wax defoon nañ temps problème mu DER bi ça n'a pas abouti demul fenn ñu toogaat 2 ans 5 ans ci kanam xeex yi am mu ne jeunes yi yëg naa li ngeen di xeex ñu defaat problème nii lay demee nii à toujours problème bi du fii politique de base la di tàggat booy def rupture taxaw seetlu introspection jàngataat xool nuñ koy def créer des entreprises ay nawetaanu mbay jël booy ñu bay ji bu ñu paree nga jël leen recruter leen entreprise yi deewoon yu bari nga sukkali leen ñu jugaat jël booy donc politique la boo xamante ne nii ngay def pas par pas mais da ngay jógee fii tëb politique bu sànni la bu jaxasoo xëy na jour nañ def lii nañ ko bàyyi nañ def lii non analyser ak prévention. prévenir c'est le verbe prévenir ak le verbe analyser ñaari verbe yooyu noonu dafa am solo ci nguur analyser mooy nga xool li la wër nga jàngat ju kawe prévenir mooy li nga xamante ni ñëwagul nga ciy bàyyi xel waaw ndax xale yaa ngi ñëw ñeneen a ngi ñëw
man situation dëkk bi nii fi mu toll ci liggéey xam naa ko depuis ay 2005 dañ kale force moo tax ma teel a gëm affaire dañ jaayantu nii pour mën a sauver sa bopp ci commerce parce que dama xamoon ni day taxaw ci booy ci ñun ñëpp dara leeragul mais ñi ngi sant sax as tuut mais dama xamoon ni day taxaw parce que état bi politique bi ci war defu ko ñun tubaab bi dañuy roy te ñun ak tubaab bi du ñu benn ci culture ci pays ci climat ci lépp donc ñun suñu bëggee egg benn niveau bi dañuy xool suñu aadaar suñu cosaanam nu ñu mel ñu jéem a sukkandiku ci loolu noonu pour sauver suñu bopp mais pas di xool ni tubaab yi di politiquer ñu koy politiquer ñun ak ñoom du ñu benn raw nañu bokkuñu ñoom dara waaw. moo tax nguur gi bu bëggee dimbali population il faut que mu xool ci ban type de jeunesse la am lan mooy seen mentalité fipp bi fan lañ toll nga def politique boo xamante ne uniquement pour di waxuma la nga joxe ay financement yoo xamante ne après bu ñu xam fu xaalis bi jaar parce que du am suivi moo tax. te bon jour waa xale yi dañuy xeex gis naa ko nañ leen jox 300 milliards yaa ngi nekk ci leneen 300 milliards xaalis boo ko joxee da nga ko war a saytu xam fu muy dugg ndax booy jot nañ ci jot bu war mais non non def li ngay def bazar xaalis bi nii naan le reste yaa ngi feneen moo tax ñaata projet lañ teg projet yoo xamante ne gars yi dañoo dóor xaalis bi balaa moo jeex et personne n'en parle kenn du ci waxaat ba kay di ko autour ba dee nañu jóg jéem a fexe liggéey pour suñu temps dëkk bi doxul de donc ñi ngi leen di gërëm di leen sant xam naa ni émission bi lii sax préparé wuñ ko ndax dañ doon def annonce émission bi rek situation actuelle muy loo xamante ne dañ ciy waxtaanee fi réew mi toll di jël situation yi nga xamante ne actuellement nii moom la nit ñi di waxtaane ñu ciy waxtaan di ci indi ay solution di leeral tamit nit ñi di xam nu mu demee donc mu émission boo xamante ne dañ koy def chaque samedi à partir de 15 heures ci site bii nii Setsima 1 donc may ñaan ñëpp di ko seetaan parce que di ngeen ci gis njariñ di ngeen ci dégg xam-xam donc ñëpp di ko seetaan site bi nag site bu bees la site bu am njariñ la am ñam bëri bagage laa ko tuddee man soo amee looy wane ci sëñ Njaay njënd ak looy def daal te bëgg mu siiw bu dee fajkatu cosaan nga loo bëgg soo ñu contacter mën nañ la seet si defal la promo publicité la sa produit ñu yóbbu ko niveau A ba niveau Z donc mën nañ ko te ñi fi nekk mën nañ ko tamit la porte est grandement ouverte pour yéen ñi nga xamante ne ay annonceurs ngeen affaire yooyu donc may ñaan mbégte ak contentement di leen dalal ci émission bi ñun nag boo ñu bëggee jot da ngay woote ci 77 635 81 97 voilà pour kii émission bi ñu am mbégte ak contentement di ci beneen samedi bii di ñëw ñu dajee fekk ci beneen waxtaan samedi bii di ñëw nag dinañ fi am ay invité te dinañ waxtaanee sujet bu am solo may ñaan ñëpp xaar ko incha allah ok merci c'est gentil.